Economia chaque àllarba ñuy waxtaane lépp li nga xamante ne soxal na ko di si ànd ak kii di Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax. di leen fay yow ak Pape Alioune et puis tamit di dellu si waat fii ci Economia mercredi maanaam di bésu xaalis. bésub xaalis bésub koppar. baa li nga lu bëri bésu koppar la. baa li nga lu bëri rek. bu ma koy indaalewul tamit dinaa ko fi fekk. man de maay séddale après. donc tey nag dañuy ànd ak yow ba Ngaye Mékhé. Ngaye ku ko wax xam ne dëkk bi nga xamante ne artisanat dafa am doole ñuy yëngu bu baax ci wàllum artisanat góor ak jigéen waaye foofu ci Mékhé dafa am benn famille ñu leen di wax famille Méguéré. ñooñu aussi dañu ràññeeku bu baax ci seen liggéey ci seen xarañ donc ay génération yi nii dañuy def li nga xamante ne mooy ay dàll waaye li tax seen liggéey gën a fës ñoom dañoo doon jëflante kii di Cheikhul Khadim Serigne Touba nag ñoo ko doon defalal yële dàllam monsieur Ndiaye. waaw dama demoon Ngaye Mékhé ci benn mission yàlla baaxee ma tamit ma dajeek ay nit ñu baax ñuy waxtaan ñu yóbbu ma ba ci famille boobu te ma tasi ci ak kenn ci ñoom ki nga xam ne kii moom tey day bàkkoone famille am ñoom ñoo doon defaral Serigne Touba ay dàllam te di ko bàkkoo en même temps aussi di ko sant yàlla ndax Serigne Touba dafa ñaanal et puis ci seen waxu bopp ñaan bi dafa nangu ba nga xam ne ñoom lu ñu def rek dañu ayib te ma génn ci benn idée ne artisanat d'art ak artisanat de production boobu war nañ ko di mën a wéyale mais en même temps aussi di ko sàmm. ndax lu jóge ci Serigne Touba wala lu Serigne Touba bëggoon am naa yaakaar ne xëy na Sénégalais yi war nañ ko tamit sàmm. Parce que defar na ci ay waxande ay maal ay denc ko ay téere bu doon taw wala bu daan ngelaw wala peut-être moom bu daan am yenn jeex ci jaww ji yooyu yëpp ñoom dañ ko defal sëriñ bi ba nga xam ne côté boobu macha allah dafa mucc ayib kon nag ma de kenn ci ñoom ki nga xam ne kii mooy sëtu ki daan ànd ak sëriñ Touba def la ko daal. mu nekk lu am solo kon dañuy dem teewlu élément boobu daal di dellusiwaat wéyal waxtaan bi. waaw ba tey. fii nga xam ne fi ngeen ñëw di kër Alaaji Maguette Wade da di gëstukat ndax ñun ñii ku dul gëstukat fa nu nekk ci roq ba sax doonu gis ndax ci jamono demel birima lañ faloon ku ñuy wax ngañ ma jigéen ma awoon gunóor ba farataanu maa ngi koy wax Pape moo léegi farataanu mooy dem nañu ba liggéey bi xam ni du liggéeyu kese mayu yàlla la ba demeel joxoon na ko ci cër boo xam bu ñu masaa jëlee alal ci àll ba bala moo ñëw kër demeel ñu jaar fi kër ngañ mu tànn lu ko neex mu doo ko egsi kër demeel loolee nag moom lañ topp ba sëñ Tuubaa bi mu ñëwee yokk na ko man mi wax ak yéen am naa juróom-ñett fukki at ak ñett te lu ma mënoon tey laa ko gën a man te dara waralu ko lu may liggéey day baax yi sëñ Iblaat moo ma indi fii sëñ Modou Bousso Dieng moo ma jëkk woolu jox ma naaru góor woo xam ne wenn dong la maa ngi ko jëlee Tuubaa Bogo sëñ Mbàkke soxna loo fa su ma sa baax li man la koy jox ndax dañ ma doon tënk pour bañ ma dem ndax ñoom dañoo yore baatin boobee nag moom la ñu xam liggéey bi ñu bëgg ko bañ mu génn réew mi ndax ñu tënk ma ci réew mi formé gu ma doon formé xale yi moo tax fi mu yor naa lu mat ñaar fukki xale yoo xam ni kenn ku ci ne ay métier mi am na giir ñoo xam sax ñu ngi ñëw di ko dabu si di ko taam ndax barke di see nekk sëñ Tuubaa da see def barke téere bi ñu doon liggéey par benn bi sëñ Sidi Moxtaar bañu ko liggéey ñaar fukk ak juróom yi ko war a bind dañ ne Ngagne Mbégéré moo koy liggéey maa ngi ko liggéeyee ci kër sëñ Tuubaa googu ci Daaru Marnaan bi ñu installé foofu ñu liggéey ko ba pare man ñu ngi ma installé ci jumaay ja keroog journaliste bu ñuy wax Lamine Diouf moom la may Atoumane Diagne yabal si Atoumane Diagne keroog ba liggéey ba ci liggéey ba pare ba mu paree rek la sama liggéey ba pare jaafira ba keroog kilifa yëpp fa daje. Mahmoud Mbégéré mi nga xam mooy sama maam kooku day ko kenn am loo xam ni ku ma ci masaan nuyu ci waa kër sëñ Tuubaa nga ni Mbégéré rek waxuma la ci métier bi waaye dañu dal di fonk jox nu cër ndax sëñ Mahmoud Mbégéré fii lu nekk de man mag laa fekk naa lu bari Assis Ndaw jaasi jëm doon jox Abdou Diouf man maa ko liggéey sëñ Mansour ba daal dama la wax naa dama defal bot yoo xam ni day sab di kii siñor lu ma yor maa ko liggéeyal ma sama jox liggéey boo xam ni kurdi ga bëkk néegub sëñ Babacar Mbaye Assis da cee ko daan code na ma code musuma code mel noonu keroog 75 000 la ma jox ci Marrakech. am na solo gis nañ fi maroquinerie gis nañ fi ay liggéey yu am solo lu mucc ayib yi nga xam ne lu si ëpp loxo sax moo koy def ak ay matières yi nga xam ne ci biir réew mi la soxe ko li ma la bëgg laaj jëkka laaj monsieur Ndiaye mooy ñoom famille Mbégéré gis nañu donc yàgg nañoo def liggéey bu ni mel ba tey ñu liggéey naka la ñuy def di allier li nga xam ne mooy tradition bi ñu yàgg liggéey ak modernité bi nga xam ne moo am actuellement.
gis nga ñoom déjà dañoo fonk li ñu doon ba pare fonk li ñuy def moom mii Ngagne Mbegere la tudd ñu bokk ci famille bi nga xam ne peut-être bon xëy na siiw ba ñu leen di xam ni ay Ndakaaru ak yu demee noonu mais dégg nga mu ne demelu Kayoor yëpp seen famille moo leen doon defal ay seen ay dàll. dañ daan rang sax ñëw pour di commander seen i ay waruwaayu fas ak seen i ay dàll. ak yeneen yu dem yu bokk ci maanaam li taaral le prince ou bien les princes et consorts ba nga xam ne donc ñoom loolu dañ ko fonk trop te nee na lu ñu def tamit ndam lay doon ci ñoom ndax ñi fa foofu ñi fi ñu dem ñoom duñ fa teew waaye li ñuy yóbbaale ñoom ñoo ko defar. kon nag peut-être bon day nekk gis ci ñoom boo ko traduire tey mooy li xale yi di wax visibilité. donc loolu bu amee déjà muy law ci yeneen prince yi muy law ci ñeneen kilifa yi amoon dem na ba tudd peut-être bon sëñ Mbacké Soxna Lo te nga xam ne ñooñu tamit dañu amoon dayoo. ba nga xam ne lu ñu sol effectivement sëñ Mbacké Soxna Lo daan sol ay disons des chaussures d'artisanat. mais bu ko daan sol fii ci Ndakaaru ñëpp doon yéeme nee na junior aussi. Al Amin yal na ko yàlla yërëm te yàlla yokk leeram moom it foofu la daan commandé ay dàllam kon nga xam ne ñooñu xamoon nañu lu baax li fan la nekk mais ñoom it nagam xam nañu lu baax li ci ñoom lay jógee mais dañu nekkoon ci posture de modestie daaw ñoo nekk di fësal di ne mën a mais nag tey dañoo dem ba nga xam ne imitation dafa bëri trop. gis nga boo taxawee ci mbedd yi rek nga gis xale yi di jaay ay dàll wuudee nga laaj leen fu mu jógee est-ce que Ngaye Mékhé moom di comprendre yow lu jógee Ngaye Mékhé nga bëgg mu ne la waaw lii Mékhé la jógee donc appellation d'origine certifiée et contrôlée jot na pour peut-être au moins réew mi war ko mën a peut-être bon tëral ba nga xam ne ñii dinañ ci gis seen bopp. ñu labelliser Ngaye daal ñu labelliser non seulement Ngaye mais ñu labelliser aussi ku nekk cër bi nga am ci wàllu artisanat kon nag ñoom ci nee na par exemple der mu ngi koy commencer saytu bu mala bi di dund di seet ndax mala bi ñu ngi koy dundal bu baax ndax mu ngi lekk di suur ndax mu ngi naan ndax toogul ndax ñu ngi koy jox xont donc gis nga moom naam der bi la soxla mais dafa gis der bi nga xam ne ëllëg ak ci biir bu fekkee ne bon jur gi rendi nañ ko fekk déjà der bi na ma war a mel na ko ba pare tamit ñoom bu duggee ci seen loxo nag ñu jox ko ak xam tamit ba der bi bu génnee ka koy jëriñoo ëllëg dina xam ne lii peut-être donc qualité la donc nag du parax rek dem ci dépotoir yi jël ñëw defar non dafa am suivi bu ñuy def ñoom ba nga xam ne le travail main et le travail fini main ñoom dañ ko jox seen àq dëggantaan parce que fu Sëñ Tuubaa aussi ci boppam jóg ba ne nañ ma utal dallu deru yu famille yu Mbegere kon nag toute la hiérarchie mouride fa ñu ravitailloo war nañ xam peut-être au moins dayoo bi famille boobu am te moom gis nga bakku ko mais day wane rek un point de l'histoire ba nga xam ne peut-être bon aussi loolu war na bokk tey ci mébétu ñi yore artisanat bi surtout au niveau de Ngaye Mékhé ba nga xam ne tey Ngaye Mékhé nekk na un centre pivot au plan international donc ñu war a xool nag léegi maintenant naka la ñu joxe loolu yëpp ñu structuré ko ba nga xam ne peut-être bon ñoom bu ñuy exporter seen produits bu nekk des produits d'appellation d'origine. mais ñoom est-ce que famille Mbegere am nañu benn marque ñoom. mais déjà la marque Mbegere. le nom de famille Mbegere parce que écoute yeneen marques yi ngay dégg ci àdduna bi yëpp ay tur la. ay tur la yëpp ay tur la. yëpp ay tur la bëgguma fi tudd benn tur mais boo xoolee rek yëpp ay tur la. kon nag ñoom it bu ñu toogee ne lii c'est du Mbegere nañ leen jàppee ne lii Mbegere la. donc nag dafa war a am ñi nga xam ne ñii peut-être boobu ñoom ñoo amoon solo pour di yëkkati visibilité ñoom it ñuy sol lu jógee ci Mbegere. d'accord am na solo ñu am clientèle bu xamante ne c'est vraiment hypé parce que bu ñu déggee famille maraboutique yu bëri ak famille yi nga xamante c'est des familles royales ci ñoom la ñuy dem di commander. Exactement, élément bi dafa lié dafa def trait d'union entre l'histoire et l'économie. C'est une chance de rencontrer gens yi nga xam ne dañoo am taarix ba pare taarix bi ñu bàyyi ko ci économie te suñu mag ñi li ci gën a jàng mooy consommer local kon ñoom jàngal nañu ko bu yàgg mais li ñuy gën a laaj rek moom mooy nan la ñuy def ba gën a industrialiser maanaam importer valoriser parce que Mbegere nekk na marque boo xam ne si dafa historique mais sooy xool yeneen marques yi la ñuy gën a gis nan la ñuy fexe ñoom ba def leen ba nekk tissu industriel ñu fexe ba tunnee fa Mbegere rek mu nekk benn marque comme wër monde bi yëpp. waaw xam nga ñaar moo war a am. benn bi ñoom fu ñu toog dañu bëgg a jekkal seen toogaay. kon nag ñu war leen indil li nga xam ne pandémie mi ngi ko seen jamono ba pare ñuy saytu di xool.
yéen seen jamono. lu ngeen soxla ci dàll. ak aussi ñoom lañ daan defar bu njëkk ba bu dee dajee am na rek ñoom dinañ leen woon li ñu daan defar démb yéen ngeen amélioré ko tey peut-être bon mu satisfaire seen ay goût ba pare léegi ñoom ñu mun ko defaree noonu. waaye beneen ponk bi war a dox ci ñoom ñëw ci ñun mooy machinerie bi. xam nga ñoom nee nañu bu ci machine duggee rek day yàq peut-être bon un peu seen esprit lu tax parce que machine day produire en série. en série par exemple bu ñu nee dama bëgg a perdre 40 pointure 42 mais sama commande 1 million la machine bi mooy defar 1 million. mais bu dee ñoom dañu ne man damay defaral Pape Aliou ndax dama bëgg peut-être boobu moom mu xam ne li ma ko defaral. c'est unique c'est particulier. parce que benn boo ñëwee dañu natt sa pointure. nga delluwaat ñu njëkk a yëkkati peut-être bon sa pointure mais tolloon te ko ak produit bi ñu war a defar. donc di nga jëlaat ay rendez-vous yu bëri et même boo demee Italie wala boo demee dans le sud de la France. wala nga dem peut-être bon aux États-Unis un peu dans le Wyoming ñooñu tamit seen ay artisans mais mu ñuy defaral peut-être bon ñi siiw ci réew yooyu ay rendez-vous la. di nga ñëwaat ñu xool pointure bi di nga ñëwaat ñu xool ndax sa tànk yi wala sa baaraam yi duñu sonn wala duñu métti wala des trucs comme ça donc rendez-vous yooyu artisanat rek moo ko war a mën a def. mais bu dee produit industriel nag dañu ne les Sénégalais en moyenne ils portent du 42 les femmes portent du 38. donc ñu saraxal la 1 million de paires de chaussures 38. wala est-ce que waruñoo inscrire fort parce que demande également day forte dañuy bëgg lu gaaw. kuy demande par exemple ma ni am na 30 000 commandes de paires de chaussures dama ko bëgg ci benn délai une semaine nan la ñuy def ba mu gaaw. machine bi est-ce que ñoom war nañ ko exclure. non waruñu ko exclure te duñ ko exclure sax mais nañu leen ko xamal. parce que au XVIIIe siècle bi mooy le siècle de l'industrie bi industrie di ñëw machines yi bi commencé ñëw rek ouvrier yi dañu commencé di yàq machines yi. parce que ñoom ils ont identifié les machines comme étant leur propre ennemi. donc dañ ko yàq. mais gis nga bi ñu demee ci ba jëmi jamono ndekete ñoom ils ont découvert que en fait machine bu ñëwee sax day wàññi peut-être bon seen coono ñoom ci seen bopp. donc dañ leen expliquer. mais ñii tamit dañ leen war a expliquer que machine bu ñëwee du yàq li ñu daan def ci artisanat. mais day gën a dooleel seen artisanat jox ko beneen jëmm. ba pare tamit aussi mu nekk li nga xam ne ñoom rek ñoo koy defar. bu ñu nee par exemple dàllu mbegere wala ceinture mbegere wala malu mbegere na fekk peut-être bon ci ñoom la jógee ci ñoom la cosaanoo. mais moom it nee na il a 83 ans. te moom surtout ki daan ànd ak Sëñ Tuubaa la ba nga xam ne peut-être bon ñaar yooyu bu ko bàkkoo plus maintenant xale yi muy formé léegi te nee na la aussi mu ngi formé une vingtaine d'enfants. de jeunes mais ñooñu tamit mën nañu relayer ëllëg li muy def muy ils sont dépositaires peut-être bon d'une pratique d'un label. mais en même temps aussi xale yi dinañ comprendre seen jamono wala comprendre aussi seen ay masse yan façon daal la ñuy bëgg. donc ñu ànd ak jamono boobu ànd ak machines yi ñëw mais machines yi duñu leen yàqal li ñu daan def. mais aussi ñoom it dinañu jëriñoo machines yi ba nga xam ne peut-être ëllëg ak ci biir. di nga gis ku jóge bitim réew ne su ñëwee Dakar damay dem Mbérine parce que ñoom seen village d'origine gis nga ñoom dañoo xaw a cosaanoo nee nañu ñoom Ngaye Mékhé mooy seen capitale. waaye seen dëkk cosaan fi nga xam ne par exemple foofu la Sëñ Tuubaa ñëwee woon mooy Mbérine te loolu aussi peut-être bon jar na. mais aussi il faut ñu comprendre seen choix commercial seen option commerciale est-ce que famille Méguéré est dans cette dynamique d'industrialiser de produire à la chaîne parce que boo xoolee dañu am. seen benn clientèle quand même bu ñu bëgg protéger seen dàll bëgguñu également peut-être mu nekk loo xamante ne à chaque coin de rue da nga koy gis dañu bëgg am li nga xamante ne ay série limitée la parce que loolu aussi ci kii bi la bokk ci xaw ma nu ma ko mën a waxee ci dayoo marque bi tout à fait la bokk mais xam nga loolu li koy may rek mooy ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo gën a xarañ ci wàllu artisanat de production ñoom ñoo war a dem saytu ñii waxtaan ak ñoom ne leen yéen li ngeen yor nii naam pépite la waaye nag boole leen ci askan bu bëri bu yaatu bu mën a jëriñoo aussi yéen seen production mais loolu il faut que nit ñi jóge fii c'est-à-dire que ceux qui structurent et encadrent l'artisanat ñoom ñoo war a dem découvrir ce potentiel là cette pépite là war leen encadrer nag pas l'encadrement yi tax peut-être moo ñoom seen ëllëg seen affaire bi na saxee non mais dina peut-être ñoom li ñu yor c'est de la valeur ba pare aussi il y a un fond historique et puis le lien social bi nga doon wax léegi parce que lien social bi mooy ñoom dañuy ne ñoom ñoo defaral Sëñ Tuubaa ay dàllam donc tout mouride même lui il peut se gonfler en disant mais tiens man suba su ma demee jëndi ay dàllu mbegere ça me renvoie peut-être bon à li ma doon ça me renvoie aussi à mes croyances à mes attaches ça me renvoie également peut-être bon à mon fond culturel ba nga xam ne peut-être bon ku ko def ëllëg ci biir ku naw Pape Alioune dina ne man tamit li Pape Alioune sol bëgg naa ko sol donc bu lawee noonu rek et puis bon médias yi tamit di ko yaatal
dina am nag maintenant li nga xam ne mooy fond bi production bi fu muy amee mais aussi mu am appellation d'origine ba nga xam ne ëllëg ci biir duñu ne foo dem rek nga gis fa Mbegere ñoom it loolu dañu bëgg a préserver qualité bi mu bañ a nekk peut-être comme li ñuy wax daal chinois wala peut-être machine japonais. mais tey jii est-ce que ñoom boo bëggee seen dàll yi boo demee ci yeneen dëkk yi di nga ko fa fekk mais il faut nga dem ngaay spécifiquement pour jënd wala tey su ma nekkee fu mel ni Ziguinchor am na fu ma mën a amee dàll Mbegere wala fa nga ñëw ba ngaay. marketing bi voilà loolu lañ ci war a dugal nag loolu la ñu war a beesalaat nag mais loolu il faut ñoom ñu jàppale leen gis nga moom mii dee na ma benn mbir mu ne ma man dans les années 70 ba 80 dama sillonné toute l'Europe amul benn dëkk bu ma xamul je connaissais même les rues moom loolu la wax gis nga soo ko gisee ni da ngay mel ni kii musul ñëw sax Ndakaaru mais bi muy ñibbisi dafa ñibbisi parce que jotoon na pour moom war a ñëw nag maintenant pour yëkkatiwaat le label Mbegere en même temps aussi bu ko labelliser ba pare mu ànd maintenant les nouvelles élites maraboutiques kon ñooñu comme moom tey kër gu mu dugg ñu ubbi ko parce que lim na fi ay nit ñi nga xam ne ni peut-être moom ci seen famille maraboutique am nañu fa baat am nañ fa dayo ba pare aussi peut-être moo am nañ fa baat ba nga xam ne ñoom ñëpp moo leen doon defaral kon moom ndekete ubbeeku na parce que ñoom la seeti xam nañu peut-être moo ñoom li seen maam doon def ak li seen maam yi doon defante ba nga xam ne moom loolu li ci des rek mooy que encadrement bi moo war a ñëw les banques ñoo war a mën a ñëw les compagnies d'assurance ñoo war a mën a ñëw ku ci nekk ci pàcc bi la yàlla séddee nga jéem a xool nag naka nga leen jàppale parce que aussi war na mën am sax ay lëkkaloo ak ay familles traditionnelles d'Italie pour ñu ne peut-être bon la machinerie là bu ñëwee du yàq dara ci sa originalité mais en même temps aussi da lay jox beneen dayoo nga xam ne c'est une autre clientèle je vous ai dit ici une fois que y a une artisan y a un produit d'artisanat bu nekkoon Nairobi mais la reine d'Angleterre moo ko siiwal parce que ñoom dañoo xar seen tànk tubéy defaral ko ne lii amul ku ñu ko bëgg a jox lu dul la reine d'Angleterre bi ñu koy jëlee la reine d'Angleterre mu saytu ko xool ko xoolaat ko ñi nga xam ne peut-être ñoom ñoo gën a fort ci affaire artisanat xool ko saytu ko ba ne ko bii baax na alors jour seen fête nationale en Angleterre mu samp sac boobu mais ñi mel ni ñoom Osama yëpp dañu leen mais sac bi fan la nekk affaire bi mel ni tout léegment la donc affaire bi noonu la y a pas d'autre secret bi tam Serigne Touba je pense que jaay na déjà marque Mbegere bi mu nekk lu am solo donc on a déjà des modèles de consommer sénégalais bu ñu demee ba gis ni Serigne Touba da daan dem foofu di commander ay dàllam donc consommer local bi nga xam ne ñu ngi ñu siy ñaax kon yàgg na fi déjà il faut que ñu taxaw ci li nga xam ne mooy le label Made in Sénégal ñu gën ko jëmmal gën ko jox daal d'ailleurs su ko defee suñu produits yi yëpp di mën a sillonner un peu partout le monde monsieur Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax élément bi am na solo Ngaye Mékhé moom ay talent rek ñoo fa nekk et surtout lu gën a am importance ci Ngaye Mékhé comme daal mooy bëri exode rural ñu bëri ñu fay nekk foofu la ñuy nekk liggéey moo ndax ce sont des villes yoo xam si dafa active côté économie te yaakaar naa ni lu am solo la parce que suñu ne exode rural rek ñu ngi xalaat immigration clandestine parce que dafa am lien ak deux donc def lu am solo ñu jàppale dëkk yooyu nga xam ni génnuñu ñu ngi si biir di def ay métiers yoo xam ni si c'est héréditaire parce que c'est de père en fils et cetera c'est toute une génération mais surtout nous labelliser leen avec du marketing avec de la publicité parce que suñu gisee yenn marques yi lu ñu ëppale nit ñi rek mooy gis benn jour bu am doole par exemple Sadio Mané su ñëwee nga solal ko dàllu Mbegere su ko solee dem exposer ko mais tu vois un peu comme ay Sadio Mané dañuy jël ay contrat de publicité de leen lié donc c'est toute une c'est une grosse chaîne de valeur bi nga xam ne war nañ ko mën a produire mais ñoom seen xam-xam mayu leen loolu kon ñi nga xam ne yàlla may leen xam-xam boobu ñoom ñoo war a nag peut-être doon dem rencontrer leen xool nag ñoom naka la ñu mën a génne ci seen ketaat attaquer le monde et attaquer aussi peut-être bon les autres produits artisanaux yi nga xam ne peut-être bon bu ñu leen lëkkalee mais ils font jeu équilibre te loolu nag peut-être bon def naa lu am solo la ki jiite tey Ngaye Mékhé di Maguette Wade ku xarañ la parce que Banque africaine de développement la nekkoon mais moom mu toog rek xam naa ne defe naa loolu c'est un esprit de Ngaye moom it dafa jékki-jékki rek ne bon banque daal safatuma maa ngi dellu sama dëkk jëm ko jàppale yëkkati ko tey nee na il veut son projet le plus abouti nee na Ngaye c'est la capitale du cuir fu cuir war a mën a nekk ci Sénégal rek wala ci àdduna moom koy ñoddi Ngaye parce que ñenn ñi dañuy defar cuir ñenn ñi peut-être dañuy tàllal cuir ñenn ñi dañuy seppi cuir bu baaxul bi te am na benn xale bu nekk Ngaye ndeysaan ci famille Mabo mu ne moom li ko jaaxal mooy que fii la der bi di jógee di dem Italie bu ñu ko defaree ba pare ñoom ñu delloo ñu peut-être bon la moindre qualité du cuir bi nga xam ne ñoom ñoo leen ko yónni. gis nga paradoxe boobu. donc ñoom même le cuir bi ñuy defar ñoom semi-industrie fii au Sénégal
ça vient de l'Italie. Or le cuir à l'origine les peaux Sénégal la jógee. mais tabaski baa ngi waaj a ñëw. Mais on clairement. aura beaucoup de peau de bête. ñun tax tabaski bi dañuy def ñun ñëpp ñu dem ngaay jënd fa dàll. jëndi maraakis ak dàll yi nga xam ne moom même ñuy fees xar nañ ko fees ak bu ñu pasar rek yàpp lañ soxla. waaw mais der bi ci boppam tam aussi moom mooy yóbbu Sénégal fu mu musul yegg. parce que der bi après tanneur yi moom la ñuy jël. indi ci li nga xamante ne soxlawuñ ko après ñu transformé ko def ko daal sac li nga xam ne ay jumtukaay la ñu soxla ko ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Economia rubrique koppar gi après ñu séddoo Pape Aliou Sarr ñu lay jaajëfal également di la jox dig daje suba incha allah ci beneen numéro bu Tok Sénégal di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi nga xam ne ci fajar ba tey yéen a ngi ànd ak ñun di leen jaajëfal encore une fois di leen jox dig daje suba ci beneen numéro Tok Sénégal 6h30 la ñuy tàmbale ak yi jërë ngeen jëf.